vidéo pour kooku ñu naan Mame Matar Gueye Abdou xama Karim Xurum Xaak Karim Gueye comme ka leen ma ñaar ñoo ñu ñëw wuy si la dragon verte l'enfant chéri de la forêt. Well, first of all dama gis temps yi ñuy wax ci affaire de série ci actrice yi man gis nga Mame Matar Gueye ak Abdou Karim Xurum Xaak I think ñooñu dañoo dem créer benn xeex bi nga xamante ne ñoom seen bopp amuñu statement dañoo amul plan pour seen xeex kenn comprendre ñoom lu ñuy xeex ñoom ñi seen bopp comprendre ñoom ñi seen bopp lu ñu war a xeex dama xamul ñooñu fu ñu jógee ak lan mooy seen problème seen bopp. first of all ñi yor industrie yi ñi nekk ci industrie ci acteur ñi ay acteur ak ay actrice ñoom seen bopp ñoom may sax ñii ni ñuy toogee seen kaw di gële parce que xamuñu seen right dañoo xamul lan mooy acting actrice yi ak acteurs yi ci acting industrie kenn amul droit attaquer personnage kenn du ko attaquer personnage kenn du ko critiquer soo déggee ñu naan acting maanaam nit ki dafay dugg ci personnage mu jouer rôle soo dama gis ne Abdou Karim Gueye ak Mame Matar Gueye dañu am mental problème xam nga nit ki booy fen yenn fen yi nag ba xamatoo lay fen da ngay dem bay fenal yow sa bopp c'est di questionner sa bopp ndax da ngay wax dëgg am déet ñoom ñaar ñooñu parce que dañu xamul ne personnage kenn du ko attaqué mais tamit acteurs yi ak actrices yi ñoom ñoo xamul seen droit boo tourné film nga dem nga accepté scénario nga accepté bokk ci acteurs yi ngay tourné film yow personnage ngay dégager maanaam nekkatoo Kumba Rama nga donc Kumba xamee ko Kumba mais bu nekkee ci tournage mu tudd Rama kooku Rama personnage Rama lay jouer kooku amoo dara lu nga koy wax mais su ma gisee ay bet ay idiot comme mel ni Mame Matar Gueye ak Abdou Karim Xurum Xaak nekk ñoom bon bu ma gëmee ñoom seen xeex yëpp ci télé yi la ñuy toog di wër te pourtant ne ñooñu bu dee attaqué personnage ñun ñoo war a attaqué ñoom seen personnage bi ñuy incarné parce que ñoom personnage bi ñuy incarné loolu baat mémoire la ci ñun bépp doomu africain parce que ñoom personnage naar yi moom la ñuy incarné ci Sénégal naar yi nga xamante ne bu ñu dalee def lu ñaaw depuis suñu maamati maam yi ba léegi ñu indi ko ci suñu rakk yi ak suñu sœurs yi suñu frères yi ñoom ñi incarné personnage naar yi ñun nag ñu war leen porter plainte ñoo ñu génnee leen ci Sénégal parce que ñun du ñu ay naar Mame Matar Gueye bi incarné lu ñuy wax xaw ma jàmm xaw ma jàmm sa tuum loolu c'est pas sénégalais kenn xamul fu mu ko jëlee so ñooñu déjà ñi ngi incarné li nga xamante ne loolu c'est baat mémoire la bu ñu toogee di attaquer ay doomu jàmbur mais man blâme naa leen ñoom ba pare blâme parents yi parce que il faut nga doon parent bu ñàkk fayda bi nga xamante ne sa doom gi nga ëmb jur ko fi nga ko war a juree am ko fi nga ko war a amee fayal ko def ci moom lu nekk muy dox di daw di la amal njëriñ nga toog di seetaan ay vagabond ñu mel ne ñooñu tekkiw ñu dara amal ñu benn njëriñ Sénégal ñu toog sa deru doom gi di mbaw rek yéen ngeen toog ngeen bañ a jóg ci ñoom ñi nga xam dañoo jël seen doom yi teg leen ci ginnaaw ñoom ñu topp seen doom yi di leen di ŋawte di wax ci ñoom lu ne di wàññi seen doom yi di leen di rey psychologiquement di leen dammatee bu ëllëgaa bu leen di ëmb yóbbu comme ñoom ni ñu koy bëggee ngeen toog yenn seen loxo ñoom ñu toog da jël seen doom yi fat leen seen ginnaaw te ñooñu amal ñu benn njëriñ Sénégal yéen seen doom yi amal leen njëriñ ngeen di accepté nit ñi tekk seen deru doom yi ngeen toog da ngeen naan diine esclavage ba doo leen wax ku laal seen doom ban genre diine what the hell man ba ma déggee sa ñu naan arjana safara
ay ñi nga xamante ne encre ak feuille moo leen colonisé li ñuy wax yëpp ñoom dara xamuñ ci gàtt loolu dégg naa la ñuy dégg naa te koo ci laaj previous copy kenn mun la wan ne la fii la jógee fii la commencé bu ñu jógee dinaa nit ñi arjana safara ñoom ñoo ko créé moo tax it ñi xam nan la ñuy jëlee yéen ñi seen doom yi benn yóbbu ñoom fu ñu bëgg par ñoom ñu fat seen doom yi Mame Matar Gueye doomam bi du wane na fa yëfi doomu raam comme moom Mame Matar Gueye lu mu nekkee doomu raam rawlewu ko bëgg a doomam am jàmm fu mu ko rawle da ci dëkk fii nga xamante ne ku ci nekk loolu la neex def boo bëggee yàqu boo bëggee nekk nit nga nekk nit fii nga xamante ne liberté totale est-ce que yeewu ngeen mus ngeen kii bu toogee kanamam gu woo googu ne karbet Mame Matar Gueye kanamam gudd googu mu toog jàpp seen doom yi di ko ŋawte ngeen defe ne kii dafa xam moom di ban waaw esclavage moom comme Sénégal xam nga yéen da ngeen di naan dagg bu mu jaam mais daggo leen bu mu jaam de yéen bumbi seen bi ngeen dagg mais ay esclave ngeen def seen bopp esclavage mentally esclavage modèle bu nekk ci yéen parce que kii yéen la yàpp yéen mi accepté mu toog plateau bu mu toog mu jàpp doomu jàmbur di wax rek man sama famille ku ko laal sama famille laa wax Binta Goudiaby man Mame Matar Gueye dofam googu muy dof vagabond boobu muy jaay banditisme boobu muy jaay ak Abdou Karim Gueye moom maa ngi ñëw ci moom seen yëfu idiot yooyu ngeen di jaay ñooñu seen parents yi seen waajur yi ñoo ko nangu parce que boo demee jusqu'au bout nga xool ba xoolaat ñoo sagganee seen doom yi parce que doo leen jël seeni doom teg lañ ko jàpp tur doomu jàmbur yi da leen toppee mboor di leen di ŋawte te amoon leen benn njëriñ Sénégal benn njëriñ amoon leen ko ndaxte jukkay naar yooyu nga xamante ne ñoom ngeen dem ñi leen di jox xaaj ñëw di duul nit ñi di nekk fa di wax leen neex yéen bon seen liggéey rek ci télé yi ngeen ko wéer yéen bu dee Atémit ngeen di liggéey Atémit talu télé Atémit lu mu créé ci àddina gii mooy asamaan gi suuf si géej bi ak àll gi liggéeyal leen ko Atémit loolu la génne donc yéen boo leen demee toog di concentré ci télé yi di xool loolu la fay ut xale jigéen ñi di jouer film sax ngeen leen attaqué ñoom la neex sax parce que xam ñu seen droit ci lan mooy industrie lan mooy film man mi nga xamante ne femme de culture la femme de cinéma la man de seen yëfu xaj yooyu ngeen tàmm man nee naa ne sama industrie maa ngi ko teg Sénégal du tourné naa benn film ñi ma lu gën a garaaw moo fa nekk ndaxte man xam dof ak xoolal kii dof lu am na ak dof am na ak ñoo xam fi ñuy féetee seen tuuni lakk yooyu ne tuunu golo yéen lañ yabaa yéen mi nga xamante ne ngeen a sàggan jur seeni doom yi ngeen bàyyi vagabond yi nekk di ŋawte seen doom yi seen ndey yi taxaw toog di kotuwaay fu ñu toog naan diine my fucking foot Atémit daf leen ne kaar ma ñu topp doomu jàmbur yi di ŋawti te seen doom yi ñu teg leen fee làq leen ak seen jabar yi yéen la neex yéen la neex Abdou Karim Gueye moom da ngeen koy comprendre ci benn côté Abdou Karim Gueye xam nga yow sénégalais yi ñoo comprendre yow lan mooy sa frustré mais man ak maa la comprendre xam nga lu gën a bon sénégalais moo lay gis nga def benn affaire ñi gis ci seen bopp ñu ñëw jàppale la ci léegi yow comme xamoo nooy def ci jàppale bi gi la jàppale Abdou Karim Gueye depuis bi nga commencé wax di fuur yow soo xolaatee yow back then nga reverse back yow yaa fi doon rap di saaga sénégalais yëpp ndey yow da nga doon rap sénégalais yëpp nga saaga ndey bi ñu dal rek sa musique rap saaga ndey kese la woon yow sénégalais yi porte ñu la plainte ci saaga ndey gi nga saaga seen ndey yëpp ci sa musique rap yooyu nga doon def jékki-jékki nga naan yow yaay nitu dëgg ci lan man nitu fen laa la tuddee nitu hypocrite parce que gis nga nitu dëgg doo boore xam nga nit dëgg lu muy def kuy nit dëgg doo compter parce que yow da nga ñëw gis lu Atémit teg yëpp yow yaa am sañ-sañ compter ko parce que si sa vidéo yi booy wax da ngay toog nga naan Sénégal dëkk diine la Sénégal dëkk layit la Sénégal dëkk ngay tudd ay bu ma comprendre ay da ngay tudd ay ñenn ñi nga xam xanaa xamoo dëgg boo koy wax te nga bëgg
sa population doo compter parce que atee nit wax leen ñaata nit moo nekk ci dëkk ba waxu leen religion bi ñoom ñaata lañ xamoo leen gàtt foofu rek nga nekkee nitu fen nitu hypocrite bi nga jógee topp benn doomu jàmbur topp waali te yow yaa njëkk ratatata yow yaa njëkk rap saaga sénégalais yëpp ndey fok ci sa musique rap yooyu yow kenn porté la plainte kenn waxul ci yow da nga wax bay fuur te benn affaire nga xamul sa bopp parce que ba nga dalee wax di wax ba ñu jàpp la prison ba ñu empoisonné la sénégalais yi cotisé diaspora bi rawalal yóbbu la dem faj la léegi loolu nag pour yow il faut nga mainten fuur ga ngay fuur di wax te xamoo ne da nga feebar wéro yow sa poumon yëpp dafa yàqu sa butit dafa yàqu ci poison gi soo ko xamul dinaa la ko wax da nga war a dallu nga toog faju yow wéro même ku la xool bay wax sax ni ngay waxee am na ñu ma woo ma wax leen ko maa leen kii ne leen ko mu calm down sooy wax sax da ngay apat da ngay mel ni ku sonn sooy wax da ngay mel ni ku sonn wéro demal nga fajuwaat te nga bàyyi wax parce que c'est waxaat bul xool sénégalais yi taranga bi la defal cotiser la évacuer la dem faj la léegi nag il faut nga nekk ci internet bi lu ñor nga wax lu jàtt wax nga wax li nga xamante ne amul benn sens nga wax li nga war a attaqué parce que c'est waxaat bul nax sa bopp de bu dugg ci erreur parce que boo kattaatee sa ndey fii këndëng sénégalais yi dañu dul cotiser sa di la évacuer yow yaa rey sa bopp donc defal nag te nga def très attention wéro de demal nga xoolaat sa santé parce que man dam lay xool ngay wax ma ne kii wérul te am na quelques nit yi nga xamante ne jege neel wax naa nee naa leen kii neel bàyyi leen ko mu noppalu pour nga dem faju bàyyi fuur gi bàyyil fuur gi te nga wàññi fuur gi da ngay wax ba fuuru xeex baax na mais da nga koy xeex avec intelligence yow da ngay xeexee xol te ki xeexee xol du am victoire yaa ci mujj rey sa bopp defal ndànk Abdou Karim Gueye defal ndànk bul wax parce que c'est waxaab loolu du identité bu baax sénégalais nag ñoo léegi ngay bëgg a dee nag ñu naan yow yaay waaja del wax dañuy partager hey be smart my dear brother smartal waay smartal sa xeex parce que li ngeen xeex doo leen ci am benn victoire góor ji ngeenoo franc-maçon woo lii war ñu ko def ay naka sàmm jukkoy wadeef ban jukko ngeen mën a sàmm njëkkee leen ko ci yéen mi taalibe yi ngeen jàpp di leen wër li ci dëkk bi ñi dem di yelwaan jaxase ceeb bi di lekk seen sëriñ yi toog seen kër yi taalibe bi ñoo jox leen xaalis 2-3 semaines ñi dem takki beneen jabar teg ko ñi yaataa ñu def leen ne jël doomu jàmbur ñi leen doxloo ci tali bi loolu ban esclavage moo raw loolu doo leen xeex ci loolu xale yi innocent njàpp di leen tambambaal ci dëkk bi loolu doo leen ci xeex yéen daal seen focus mooy dugg ci télé yi ku sa doom génn ngeen taxaw di ngawti doomu jàmbur yi di leen lekk bëccëg ndarkam di leen ngàcc parents yi ñoo ko nangu damal faju de Abdou Karim Gueye damal faju de wax naa la ko ci vidéo bi wéroo da ngay def ndànk sa xeex te nga demee ko intérêt parce que doo leen toog naan Sénégal la leen ñor ba pare topp doomu jàmbur yi nag bëgg leen a lekk ngàcc leen vivant seen xeex dafa akkuwak donc bu lee topp de naa yu yaay nitu dëgg nitu hypocrite laa la tuddee nitu fen nga Mame Matar Gueye tamit nitu vagabond la nitu idiot la seen xeex bi ngeen kii nii tous dara xëy na sénégalais yi ngeen attaqué ñoo xamul seen droit ci affaire de acting te dinaa leen wax seen droit actrice yi yéen lay waxal kenn amul droit sous caractère personnage ku leen ne am na droit sous personnage dañuy duul parce que xamoo leen seen droit képp ku nekk ci tournage de film nga tourner sa scénario nga jouer sa rôle comme ni nga ko war a jouer nga gagné ci nga dugg ci caractère ba gagné parce que ci film bi la joxee rôle nga jouer ko nga décorer ko comme il le faut ci loolu la lay honneur ñi xam ne yow carrément actrice nga ku ñu suu wala ñu tooñ la si sa personnage am nga droit porter ko plainte yóbbu ko tribunal parce que personnage la boo leen xamul seen droit man kuy Binta Tasigu Jaabi dinaa leen xamal seen droit kenn amul droit porter plainte personnage parce que personnage boobu ngay porter plainte kooku du Binta Gujaabi kooku bannaa la
donc lan moo tax nga war maa porter plainte lan laa fi ut si bu ñu nee Banna la ñuy porter plainte nañu xaar Banna boobu ñëw wuy si leen personnage la xam leen seen droit Mame Matar Gueye bu kattee ndeyam dem di leen di suu leen cottu ndeyam gu lang googu mu mbëkk génn si moom la ñu war a suu tourné leen seen film te ngeen xam seen right industrie la kenn amul droit suu benn personnage alright xam leen seen droit moo tax ñu naan ko industrie acting bu leen ko nangu sénégalais tout le temps day nangu ku ko dugal ci slavery mentalité alright da ngeen xam seen droit Abdou Karim Gueye yow moom damay bañ maa yow ñu am accrochage yaa ngi understand moytul waay samay misir baaxute bëgg ma damm say laaf ok xam leen li ngeen def waay Sénégal moom moo leen ko de ay citoyen ngeen comme ñëpp seen wax dafa bari torop Mame Matar Gueye dama bëgg nga calm down soo amul looy de dama uti li ngay def tool yi bari nañu liggéey bi bari na de dama liggéey te bàyyi ci naar yi ngeen ko naar yi mënul ñu tuus ndagam naar yi mënul ñu dara suñu maam ya du léegi la ñuy mun dara ci ñun waay ñun dañoo dagg chaîne bi te yow mënoo ñu téye otage my dear brother dama uti liggéey sinon yow yaay wax ba sa ngaam yi gën a waw rek yaa ci sonn mais nothing tous laa la wax te ñooñu di la bàyyi nga topp seen doom yi di lëmbee ne sullu ba amul tubéy ñooñu la neex parents yi sa laa blème ñoom ñoo la bàyyi sa nga yab seen doom yi nga yab leen ñu jur seen fu la ngeen topp foofu di naan da ngeen topp doomu jàmbur waaye yow maa def fokk bu la ñu sonal waay